salaamaaleykum mbooloo mi man maa ngi tudd Sidi Sène nekk délégué de quartier bu Thiès Nord di rafetlu jotaay bi tey di nekk jotaay boo xam te jotaay comme ni ko Pape Cissé waxee recueillement de prière organisé ko par suñu jigéen ñi nga xam te ñoo nekk ci gox bi da ëmpale woon ne li xewoon ci gox bi jaruñu ci dellusiwaat gis nañ ñëpp ku ci nekk jàpp nga ci ni nga ci waroon jàpp nakarlu nga ko ci xol yëg nga ko ne metti na ci yow mi ngi mel ne sa biir njaboot effectivement ci biir njaboot gi la jigéen ñi RENAFES yi nag piloté par madame Aïdara ñoo am initiative bi pour toog tey ñëw jouer seen partition ci mbir mi parce que ñoom aussi mbir mi mbirum jigéen la parce que ab jigéen kat lañu faat waaw te boobaa daanaka ñoom aussi duñu toog croiser les bras kon initiative bi daal dama ne initiative bu rafet la ñu ngi leen di ñaanal seen association bi yal na jëm ci kaw ci kanam te incha allah parce que gis nañu li ñu fiy def ci quartier bi parce que man rek délégué xëj na mënumaa def lépp te ñi mel ni ñoom ñoo ñu dimbale ci quartier yi am na yoo xamante ne pratiquement ñoom ñoo ko mën a doxal di ko ñongal ba yàlla def ci yenn ba mu am yenn succès yi kon bu lu mel noonu bu taxaw ci biir kaw dañ koy sant yàlla bu baax a baax vraiment daal jigéen ñi awma seen fay ñu ngi leen di ñaanal yàlla lii ngeen sumb aussi yàlla na wéy ba yàlla def ba chaque année ñuy def ay recueillement ay prières ñu dëjee ko ndaw si nga xam te moo fi jógee te mu nekkoon nitu ñëpp socialement ci fépp jaratu sax ñu ciy dellusiwaat da yaakaar daal jot nañ wax nañ ko waxaat ko kon jarul ñu ciy dellusiwaat jigéen daal gàcce ngaalaama maa ngi leen di ñaanal lii ñu sumb yàlla ñu ci yàlla defal ndam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu tey ñu ngi ñëwoon tey pour une journée de prière c'est Pape Cissé l'assistant au délégué du quartier de Thiès Nord ñu ñëwoon tey une journée de prière organisée par RENAFES le réseau national des femmes pour l'entraide pour la solidarité et l'entraide ñu ñëwoon tey pour une journée exclusivement dédiée à notre sœur José dite Amina suite au meurtre ñu ñëwoon tey pour defal ko benn journée de prière boo xam ne c'est lépp loo xam ne ñaanal nañ ko mu fekk fi mu dem te yaara xaaree ko aljana vraiment ko amoon njëriñ ci société bi surtout à Thiès Nord moo tax tey toutes les femmes se sont mobilisées avec les notables ñu ñëwoon tey pour def benn journée de prière à sa disparition pour ne pas trop monopoliser la parole dañu koy commencer par des prières. rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ixwani almuslimina walmuslimati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi yëkkatu kaddu ci kaddu papa imam Lamine Ndiaye imam Babou imam Sow imam Jibril Diallo nekk imam fële ca Mbambara ak chef de quartier bi tey jii ñun ñoo fi teew te sawar fee teewit lool ci ñaanal aji dem ki nga xamante ne demin bu ñaaw la dem dañu war koo ñaanal defal ko lépp loo xamante rek incha allah dañ koy defal jullit di fas yéene koo defal soxna yu organisé woon ko fii ñaan nag lañ ko desal waaye lim fi def du réer ba ilaa yawmi diini yàlla moo ne ku génn àdduna na ngeen ko ñaanal yéen ñi nga xamante ne yéen a bokkoon l'islam bi wala ak ñeneen donc su ko defee dañuy joxe ñaan bu tëj amee imaam Jibril daal di tëj wax ñun ñoo fi nekk ñu def ñetti astaghfirullah ku ne tuub jéggalu ci borom bi subhanahu wa taala def fatiha salaatul fatihi wala salaatu bu waay mën def fukk qul huwa allahu ahad ak benn bu nekk ak ànd ak bismillahi rahmani rahim ñu defal ko soxna Amina moome yal na yàlla yeesal yërmandem yal na ko yàlla jéggal yal na dajeeg yërmande yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu def ñaan googu incha allah
ko dee Jibril daal di tëj incha allahu rabbi. اللهم اكفنا عن المسلمين، اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا بجاه سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام تام علينا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñu ngi bu njëkk suñu kàddu yu njëkk mooy kàddu gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo waral bés bi am te bés bi képp ku nekk doomu Thiès noonu waroon na ko mën a organiser ci ñaari mbir parce que ndaw si nga xam ne fii moom la yàlla moom donc dafa dëkkoon ak nit ñi mu amal nit ñi njëriñ donc mu am ak nit ñi aussi jàmm beneen bi ci tegu mooy que boom buñ ko boom nu mu ñaawee tamit donc ñu war ko nekk loo xam ne tamit war nañ ko mën a ñaawlu bien vrai que donc mu nekk doomu aadama boo xam ne doon na dund ak ñun donc mu bàyyi woon léppam bàyyi woon dëkkam bàyyi woon ay mbokkam ñëw tànn dëkk ak ñun ak fii nii te mu nekkul woon rek dafa dëkk rek jàpp boppam mais dafa dëkkoon aussi amal nit ñi njëriñ donc lépp li nga xam ne dëkk bi moo ngi koy sumb donc mu daal ciy dugg lu bëri nii tey li ñu gis ci école bi donc moom ci yàlla ci loxoom la ko jaarale te amaloon na tamit gone yi njëriñ donc gone yëpp moom moo nekkoon seen maam amaloon aussi askan bi njëriñ donc ñu gis ko tamit donc boom bu ñaaw bi nga xam ne donc boom nañ ko te mu nekk koo xam ne ki doxandéem la mu ñëwoon ak teraanga Sénégal ni ñu ko baaxoo gis Sénégal mu nekk dëkku teraanga nekk dëkk yoo xam ne képp ku ñëw donc dañ lay da ngay bokk ak nit ñi ñu bokkoo la ñu boomee la nii nekk na loo xam ne yàq na deru Sénégal mais yàq na aussi deru donc dëkk bi mais ñu bëggoon xamal aussi askan bi xamal Sénégal yëpp ne donc fii dëkk bi ñuy wax Thiès noonu donc amul donc nit kuy def ñaawteef donc waajooju ñi nga xam ne moom la ñu koy njort ne moo ko def donc parce que mënuñ ci xóotal parce que affaire dafa nekk loxo yoon te mbir bu nekkee ne loxo yoon am na foo xam ne fii waroo fa dugg waroo fa àgg te comme ñun nag li nga xam ne donc procureur wax na ko démb ne am na ku nga xam ne ki moom lañ ko jiiñ maanaam ki nekkoon jëkkëram mu dund ak moom fii cosaanuwul ci dëkk bi Thiès noonu loolu amu fi Thiès noonu dëkk bu donc dëkk bu wóor la Thiès noonu dëkk boo xam ne bi nit ñi fi dëkk donc dañuy amalante nañ jàmm seen biir donc dañuy dugalante di dem ak ñëw looloo waraloon kii nga xam ne sax gan la mu ngi jóge woon ci beneen dëkk ñëw fii bu mu fi ñëwee mu gis fi ne donc li nit ñi di dundee ci seen biir mu ñëw ànd ci donc loolu ñu bëgg ko xamal waa Thiès bëgg ko xamal waa Sénégal bëgg ko xamal adduna yëpp ne donc fii dëkk bi lu wóor moo fi am mosul am ci li ñuy jàng bokk parce que donc mag ñi wax nañu mosuñu gis koo xam ne doomu dëkk bi la donc mu dugg ñu koy jiiñ lu mel ni boom nit ak loolu noonu loolu moom amu fi donc mu nekk loo xam ne donc bëgg naa ñëpp xam ko ñu xam ne tamit mbir mi tamit bu àggee fii nii ba ñëpp police jël ci tey donc procureur instruire ko doomu dëkk bi ku mel ni Yacine Dione ku mel ni délégué ak ñeneen ak Cheikh donc doomu commissaire Traoré ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk nekk ci dëkk bi ñoom ñoo porté combat bi fépp fi nga xam ne waroon nañ ko def nañ ko colère bi nga xam ne waroon sekkoon nañ ko ak ndaw fi donc bi fi ndaw si jógee aussi fàttewuñ ko donc ñoo fi nekkoon ay mbokkam taxawal leen donc taxawal ko fu nga xam ne ay mbokkam foofu la ñu waroon taxaw donc occasion la tamit ñu jaajëfal ñoom ñii nga xam ne taxawal nañ taxawaay buñ ci am ñu jaajëfal leen ñoom ñëpp muy Yacine muy Cheikh muy commissaire Traoré muy également le délégué donc Sidi Sène lépp li nga xam ne waroon nañ ko ci dox nañ ko lépp li nga xam ne waroon nañ ko ci def nañ ko population Thiès noonu tamit mënuñu woon donc génn manifester parce que jamono jooju dafa nekkoon mbir yoon te mbir yoon ñëpp xam nañ nu muy doxee donc bu yoon donc di dox waroo am interféré ci kii moo taxoon bi procureur génnee barki démb donc jigéen ñi am initiative tey ñu daje aussi ñu mën cee wax donc mën ko tase aussi ñaanal ko xam ne kat kii fi jóge ci ñun la bokk José Aminata donc Thiès noonu la bokk fii la donc doomu Thiès noonu la en tout cas adopté nañ ko mu nekk doomu Thiès noonu te lépp li nga xam ne war na aussi donc pour ñu defal ko jëfal ñëpp ndaxte yaakaar naa leen ñu doon war a wax yëpp ñëpp ko jàppale nañu wax ko kon nag kàddu yi ci tey sant la gërëm
mbootaay bi nga xamante ni bii mooy le réseau national bi des femmes ay tekkay soxna Binta Kane jiite ko man ma topp ci moom doon vice présidente bi kon nag jërë ngeen jëf maa ngi jaajëfal laat Mouhamed mi nekk marché tant que boo tamit xamante ni bii rek jël naa ko moom itamit jël na ko tey daal samay kàddu te ci biir sori wan leen nekkee rek jigéen ñi ñoom ñëpp ànd nañoo man nakkarlu lii dañu koy dañuy lancé waat wan jigéenu Thiès noonu yëpp ne ñun ñëpp dañoo jóg taxaw engagé wu bu dul ci lii yëpp di ci yëpp beneen kii ñoom ñëpp ko ci am ci loo xamante ne bii jaaxle nga ci ñun ñoo ngi jóg taxaw ànd ak ñëpp jërë ngeen jëf sant yi samay mbokk ñëpp samay mag ak samay jabar ak ñëpp daal ñoom ñëpp ma ci jàppale ci fekk vraiment jaageen jëf yéen ñëpp comme léegi ñu jox kàddu bi sax salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp man la madame Aïdara Binta Kane nekk coordonnatrice RENAFES muy réseau national des femmes pour la solidarité et l'entraide ñu basé wu fii à Thiès Nord mu nekk réseau boo xam ni nag dafay jóg rek di xeex ak yelleefu doomu aadama rawatina ñu jigéen ñu basé wu fii ci Thiès Nord muy un réseau national tey nag dama ñëwoon rek di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di santaat yàlla bi ñu fi yàlla wanale waatee ci jàmm ba yàlla dogal li waral mbir mi mooy suñu sœur di suñu dëkkandoo nekkoon kenn si ñun muy madame José Aminata ñu dëkkoon ak ñun nekkoon dëkkandoo bu baax bu intégré woon la communauté bu amaloon askan wi njariñ donc ñu boom ko faat ko ci anam yu metti mu nekk nag lu metti ñëpp metti jigéen ñëpp donc depuis boobu ñu mettit lu ko fi mu ne dañuy wax rek mais kàddu yi du mën a sori parce que defe naa lu ñu fi waroon wax yépp wax nañ ko mais dañuy santaat yàlla bi yàlla leeralee mbir mi bi nga xamee ni yàlla leeral na lépp parce que nag dañ doon julli di ñaan rek yàlla na yàlla leeral mbir mi ndax tey bu mbir mi leeree liñ naan bu lëg lekkee alum rek na ko gërëme coy c'est grâce à l'engagement d'une dame que je tiens à saluer aujourd'hui, Yacine Ngom, qui est ici présente. Je le dis au nom de tout le réseau, parce que toutes les femmes qui sont réunies sont les présidentes des groupements, des associations qui forment le réseau. Nous, depuis l'affaire bi taxaw dañu top ci ginnaaw Yacine, de près ou de loin, di ko encourager, di ko gunge moom ak Mohamed Konaté, qui était aussi un proche de José, nekkoon kenn ci ñoom Cheikh, délégué de quartier, tout le monde ñëpp jàpp ci xeex bi ba enquête bi mën a suivre son cours mais mënuma ci sori sans ma dellu si waat ci Yacine mëne na combat boo xam ne mëneen na ko jigéenu Sénégal yëpp man dama naan ñun ñëpp ko war a delloo njukkal réew mi yëpp ko war a delloo njukkal parce que lii c'est les violences faites aux femmes te toujours ñu nekk ñun ci réseau boo xam ne dañuy xeex ak yelleefu doomu aadama rawatina bu jigéen Yacine nekk une femme très engagée et très courageuse parce que c'était pas évident ndax lu mel nii bu amee mën nga deltu ginnaaw wala nga am looy tiit mbaa looy ragal mais dafa wone kóllëreem ak ndaw si wone jàppante bi ñu jàppante woon te yàlla rek tax te ñu ànd te ànd yàlla rek tax ndax bu doon keneen xëy na mun nga abandonné mbaa nga bàyyi mais defoo ko benn yoon mais nag loolu du ñu surprendre ci moom ñun ñi ko xam ndax Yacine c'est une femme très engagée loo woote guddi bëccëg suba ngoon elle fait partie des femmes yi nga xam ni foo leen fëgg minuit 0 heure bu ne boo woowee Yacine mu takk soldat lam ñu wuy si la c'est valable pour toutes les femmes qui sont ici présentes defe naa ça aurait pas été le contexte Covid kon ñun tey marche lañ naroon def pour manifester suñu naqar dox si biir Thiès yëpp mais biñ ko waxee suñu autorité dëkk yi ñu xamal ñu ne contexte Covid bi dañu tere rassemblement yi te du loo xam ni tamit dañ ko tere ba pare ñun ñu koy def di jalgati yoon ñun dañuy xeex ak yelleef doomu aadama di ñu jalgati yoon ci loolu lañ ñu ne nañu organiser rek loo xam ni lu restreint mu bañ a passer 50 personnes
kon bu dul woon loolu kon tey fii yëpp day fees day weesu fii mais contexte bi moo tax ñu yemale ko nii tënke ko fi di wax ne rek ñu ngi sant di gërëm suñu service de l'ordre yi di sant di gërëm suñu sécurité dëkk parce que tamit jàmbaar lañ wane nañ ko ndax mbir mi lu toog ñaari weer xëy na sax ñu foogoon ni càggante la de leur part mais liñ naan enquête moo demee noonu ak tamit engagement Yacine jàpp taw bàyyi ak ñi ko ci gunge ñëpp jigéen ñi ñëpp communauté bi yëpp ànd di ko xeex lii Bécaye wax du ma ci dellu si lii musul am ci koñ bi te ñu ngi koy ñaawlu di ko xeex fu ñu toll parce que c'est notre combat de tous les jours métital yi jigéen ñi dund ci kër yi dañu war a di ko dénoncer dañu war di ko wax parce que nit des fois day dund loo xam ni xëy na bu ko waxoon ca waxtu ba mu ko war a waxee ñu càmbar ko seet ci dox ci wax ci xëy na ñu trouver solution mais des fois sutura bi ak masla bi dafay bari ci biir kër yi ba nga xam ni nit dana wéyee dara di wéy ak sa sak ak sa sutura ba nga xamante ni doo bëgg a àgg ci yenn yi des fois nag yooyu mooy tax dem ba ci biir rek mu jur jàngoro boo xamante ni maara day taali fa muy àgg du neex kenn donc daal dañ ñëwoon tey di manifester suñu naqar suñu métit ak di ko ñaanal yàlla xare ko aljanna ndax yàlla dugaloon na ko ci diine l'islam ñu koy woowe Aminata moo tax tey ñu am sañ-sañu toog fii musulmans et chrétiens yëpp nous vivons en parfaite harmonie ñun bañ nañ ko ba suñu calebasse de solidarité yi ñuy yëngu amul coloration politique amul waaso amul diine ñëpp ci bokk yow bu ci Noël la ñu nekk ñëpp da ngay foog ni ñëpp ay catholique lañ bu Pâques ñëwee da ngay foog ni ñëpp ay catholique lañ tabaski bu ñëwee korité noonu lañ ko dunde kon nag quartier bi quartier bu am sécurité la quartier bu paisible la dañuy ñaan yàlla suñu autorité yi suñu kilifa dëkk yi jàppale ñu ci éclairage ñu gën a leeral koñ yi ndax quartier yi lëndëm na gën ko leeral ba nga xamante ni renforcer sécurité yi pourquoi pas li kam wax ñu dem ba am fii benn commissariat pourquoi pas ñu dem ba nga xam ni tamit ñu indil ñu fii des caméras de surveillance yoo xamante ni lépp fu nit dugg ci ruq di fa def ñaawteef danañ ko mën a génne loolu daal ñu ngi koy ñaan suñu autorité yi di leen sant nag di leen gërëm di gërëm ñëpp je parle tey au nom de toutes les femmes de Thiès na boo gisee tey kaddu yi mën ta bari parce que temps bi dafa gàtt te dimanche dafa xat te tamit vu le contexte point de presse rek lañ doon def pour wane suñu métit ndax lii mënul xewee ci koñ bi mu amee fii boo gisee boobu ba tey defuñu point de presse waxuñu ci bien que ñëpp ñëw nañu média yëpp yéen ñu leen di sant di leen gërëm c'est grâce à votre collaboration la presse parce que ça aurait pas été yéen yëf yi du agsi fii mais yéen a ñëw di jël si ay information di def micro trottoir amul agence de presse bu fi ñëw ñu leen di sant di gërëm seen taxawaay ñëw ngeen fi guddi ñëw ngeen fi bëccëg ñu leen di sant di leen gërëm di wax ne au nom de Renafes maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey boo gisee kaddu yi mënta bari rek le temps est court te dimanche dafa gàtt bu dul woon loolu tey présidente yi toog ku ci nekk war nga jël kaddu may nuyu tamit suñu infirmier chef de poste madame Lo mooy chef de poste de santé bi dafay la présente donc ak suñu notable yi suñu imam yi waa femme catholique tamit ñu ngi ñëw seen association mercredi xeewal leen fi am ñëpp daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp loolu laa amoon ci lu may wax ci gàttal di gërëm Yacine di ko sant di ko gën a soññ di soññ jigéen ñëpp rek di wax ni c'est un combat à mener nous disons halte aux violences faites aux femmes plus jamais ça bëggatuñ ko gis bëggatuñ ko dund nous disons halte aux violences faites aux genre en général mais plus particulièrement faites aux femmes parce que femme dafa bari sutura dafa bari lu muy muñ da ngay wéyee dara loo xamante ni doo bëgg sa nawle xamal la ko ngay dem ak sa ngor di muñ boobu xëy na mu dem yenn saay ba créer loo xam ni incident boo xam ni c'est déplorable donc nañuy am wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa nabina mawlana muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salaamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi liqa kon di sant di gërëm mboolem ña nga xamante ne yëkkat nañ ay kaddu rafet na jaar na yoon lii lañu alquran jàngal lii lañu sunna jàngal innamal mu'minuuna ixwa aslihu bayna axawaykum jullit yëpp ay mbokk lañu nañu rafetal sunu diggante moom la ñu borom bi subhanahu wa taala jàngal lii bi mu amee metti na lool ñëpp jóg jigéen ñi jiitu ci ñun ñu daal di leen gunge ci la nga xamante ne ñoom ñoo xalaat daal di ñu informer ñu jóg ñëw gunge leen ñaan yàlla lii yàlla bu mu fi amati
alhamdulilah rabbil alamin ci dëkk bi la ñu juddoo biñ fi juddoo ba léegi mosuñu gis lu mel ni mosuñu ko dégg fenn yàlla dogal na jamono dafay dox lii dem na ba am na fi nañ ko waxee léegi suñuy autorité suñuy kilifa nañ ñu dimbali ci sécurité ba yu mel nii dootu fi am su ko defee di rafetlu mboolem kàddu yëpp madame Aïdara jërëjëf Yacine jërëjëf délégué macha allah ak mboolem ñoo xamante ne dimbali nañu suñu kilifa di procureur ak ñamu àndaloon ba daanaka ñu am ba liggéey bi àgg fi kon yàlla na yàlla dolli sutura ñu ñëpp ñu ànd jàng fatiha julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla defal ñu jàmm bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت لا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب يا أرحم يا رب العالمين اللهم ادفعنا عن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا بجاه سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين